préfet ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant ci parole bi nga ñu jox nii waaye jiital ci nuyoo bi nag ki nga xam ne moom la ministre bi yabal muy conseil technique bi monsieur Guèye ñu ngi lay dalal jàmm yaag délégation bi nga àndal fii ci R100 bu jógee ci loolu gan ñi fi teew ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu fam nuyoo bi teg ko ci loxo préfet moom mi fi toogal état bi fii ci gox bi mu jotali leen nuyoo bi te ngeen xam ni moom mii bu ñëwee tànki boppam la ñëwee ndax moo yilif gox bi waaye tànki préfet bu mag ba la ñëwee tànki gouverneur la ñëwee tànki ministre bi la ñëwee ak tànki président de la république ndombo tànk yooyu yëpp moom moo ko fi représenté. yàlla dogal nag man mii di wax ak yéen Mamadou Mar Ndiaye délégué de quartier bi man maa leen fi teewal maa itam ci quartier bi fii. di nuyu waa kër gi di nuyu njaboot gi nga xam ne gi ñoom la Kumba bokk ci ñoom Kumba yàdd ñu ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana ñu ngi koy naqarlu ba fu naqar yam amaana sax amuñu droit naqarlu ko ndax dogalu yàlla la waaye ñun naa buñ nangoo dogal bi nag waa kër gi nañ xam ne ñun bokk nañu ak ñoom tiis wi yàlla dogal na bi mbir mi amee keroog ci bés bu njëkk bi laa fi ñëw jaale si leen ci turu état bi ñu xam ni lii tiis la boo xam ne yàlla moo ko teg suñu kaw muy nattu boo xam ne bu tegee suñu kaw jóge ci dogalu yàlla dañ koy nangu gannaaw bu ñu ko nangoo nag ñu xam ni wax dëgg metti na moom ba fu metti yam xale bu tuuti à la fleur de l'âge say bokk am yaakaar ci yow gannaaw bu ñu defee ci yow éducation yar la sàmm la toppatoo la bay am yaakaar ci yow yàlla ñëw ak mbiram ñëw ak dogalam mu am metti na waaye nag dañ koy nangu kon ngeen xam ni ñoo ngi leen koy jaale bu baax ci turu population yi ñeneen ñi fi teew ñëpp ci turu PCA Kajoor Jànkin mi ngi nii suñu gannaaw si kan ñu ànd moom di liggéey bu rafet ci R100 fii ak ñoom Sega ak ñoom Bokar ñi ngi ànd ak ñoom ñëpp ñi fi teew Babou Dia waa Kajoor Jànkin yi préfet maa ngi lay seedeel ni seen taxawaay fii ci R100 amul morom maa ngi koy seedeel président Alioune Sarr maa ngi koy seedeel conseil technique ministre bi seetlu nañ ci biir taxawaay bi tamit maître Ousmane Diagne discrétion tax na bu ñëwee du manifesté wu waaye maître ñu ngi lay jox sa wàccuwaay ñu leen nuyu baax xam ne yow itam sa taxawaay ci R100 kenn mënu ko fi mu ngi ne toog ci gannaaw maître Ousmane ñu ngi lay nuyu baax famille Yadd na ngeen xam ne ñëpp bokk nañu ak yéen naqar bi yàlla moo ñëw ki dogalum waaye nag Kumba day wax dëgg yàlla rëccu leen de ci seen loxo la nekkee ba dem kon yàlla yërëm ko jërë ngeen jëf lii laa amoon lu ma ci wax préfet di sant ñëpp di gërëm ñëpp di dalal ñëpp jàmm jërë ngeen. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bokk yi kilifa yi fi toog noo ngi leen di nuyu bi gën ci islam te muy asalaamaaleykum wa rahmatullah di ci jiital ministre bi gouverneur bi ak monsieur le préfet ñëpp ñi nga xam ne ñi ay kilifa lañ teñ toog fi ak suñu mag ju baax ji appliquer le droit d'aînesse moom sax moo war a wax waaye nag lii da di kilifteef goo xam ne gi maa ko yore ci commune bi alhamdulilah ma di ci sant yàlla di ñaan digal nag présenter suñuy njaal ci turu monsieur le maire de la commune dama koo teelu te yëg léegi laa ko yëg baaboo ngi nii moo ma ko wax li nga préparé wul nag jaan nag bu la bettee yet wa nga am rek nga koy dóore loolu moo tax di ñëw rek di massawu ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo ñàkk ñun ñëpp ñoo ñàkk ñun waa R100 ñun waa umma islamique ñun ñoom ñàkk parce que kenn ci ñun moo fi jógee wuy ji yàlla sunu borom waaye bu ñu xoolee ci anam yi mu demee dañu koo boom ku ñu boom ñëpp xam nañ ne shahid la te shahid ñëpp xam nañ ne même bu dul weeru koor àjjana lay jëm kon suñu xel rafet na ci ne Kumba dina dem àjjana incha allah ñoo ngi leen di jaal di leen massawu lool nag ndaxte ñàkk dafa metti sa we sax boo koy dagg di nga yëg luy ñox-ñoxi ci yow waxatuma nag doom ju daggee ci yow soxna si ñoo ngi lay jaal di la massawu coono
di massawu coono sa njaboot ñi mu bokkal ñëpp ñoo ngi leen di massawu itam délégué de quartier ndaxte kenn ci ñoom la délégué ñoo ngi lay massawu li nga ci def yëpp yëg nañ ko wallahi bi nga ñëwee ñu ne délégué ñëwoon na pour jaal si wax dëgg yàlla rafetlu nañu ko lool ñoo ngi lay jottali itam ni ma Baye Pathé Soumaré moom itam délégué de quartier la quartier yi ñun ñoo ko bokk talibé ñu séparé kon bu ma fi taxawee normalement war naa koo tudd moom mi ngi associé wu ci nit ñi bokk ak yéen naqar wi di ñaan yàlla yal na yàlla yërëm kumba yal na ko yàlla jéggal ay bàkkaaram yal na yàlla oyofal suuf ci kawam yal na yàlla leeral bàmmeelam musal ko ci mbugalum bàmmeel te tàbbal ko àjjana moom ak ñamu fa fekk ak ña ko fay fekk fii ba yowmal qiyaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim ñu ñaanal ki nga xam ni moo waral jataay bi yal na ko yàlla yërëm jéggal ko te xaare ko àjjana gën a kawe muy Coumba Yade ñu ngi wax ci turu comité de quartier bu R100 boo nga xam ni délégué de quartier bi toog moo ko jiite doon jàmbari fakk tëdd moo xam ni dañ koy sagoo ñun waa R100 ci biir comité bi ràññee nañ ci ku mel ni Ousmane Thiam Souleymane Thiam muy noonu toog ci ginnaaw maître Ousmane Diagne Mangom Ndiaye directeur Cheikh Fall ñoom ñëpp ñu ngi fi teew ak Ron di comité boo xam ni waa Thiayfane ñoo ko installé fi R100 ñoom it nekk ñoo xam ni xëy na wax nañ ko léegi vraiment jàmbaar lañ lool seen liggéey mat na sëkk maanaam dañu bëgg a won waa kër gi rek xamal leen ni mbir mi ñu ñëpp ñoo ko bokk waaw lu diis moom bu say ñooñ ñëwee ànd ak yow dañuy jàpp ni war naa oyof te dama yaakaar ni nii ñu teewe nii muy délégation moo xam ni ma nga jóge ca kaw départ ci président de la république wàcc ci ministre yi ñëw ba ci autorité locale yi ñu ñëw teew nii defe naa loolu war naa rëy ci waa kër gi rëy na ci waa R100 trop waaw dina tax mbir mi lu mu metti woon metti dina am lu ci wàññeeku tuuti ci oyofaay waaw parce que nga am naxar ñi nga war a gis ñëpp nga gis leen te état xëy na lii lu yàlla dogal la mais teg na matuwaay yoo xam ni jombul yu mel ni mën na ñàkk parce que bu ñu demee bay taxawal ay comité de quartier pour lu aar ndaw ñi jàpp naa ni loolu état pour lu mel ni bañ a am moo tax waaye nag yàlla moom bu jógee dafay mel ni maanaam pexe moo mën a def it pexe ma du ci mën dara parce que jóg naa ki mbiram te li war a am dafay am donc ñu ngi leen di massaw ci turu comité de quartier bi di leen xamal ni R100 am ngeen kuréel goo xam ni lépp loo xam ni mi ngi jëm ci ndaw ci problème am bu ngeen jokkoo ak chef de quartier ak comité bi lépp lu ñu ci war a taxaw dinañ ci taxaw jàppale ni daal comité bi naqaru nañu lii bu baax a baax a baax xëy na délégation bi ñëw moo tax ñu ànd ñëw teew fi mais bi mbir mi amee ñoom ñëpp teew nañ fi kenn ku nekk taxaw nga taxawaayu dëkkandoo parce que ci quartier bi lañ dëkk taxawaay boo xam ne ndaw parce que comité boobu ndawul état la boo xam ne moo fi nekk di nekkal état bi fii ci problème yu mel nii ñu ngi ñaan nag lii yàlla na ko fi yàlla yemale waaw dem gu mel nii moom xëy na dem bu jotee day am waaye nag bu mel nii ñu ngi ñaan yàlla na ko fi yàlla jële ba faaw waaye ñu ngi koy dégg Tamba te naqari nañu ndax Tamba Thiès fépp benn la lépp ci Sénégal la donc nañ ñaan bu ñuy ñaan ñu fasaale ci ni daal yu mel nii yàlla na yàlla jële ko ci Sénégal parce que neexul kenn naqari na ñëpp ca kaw ba ci suuf délégation bi jógee ministère bu ngeen demee ngeen santal ñu le président de la République ak mbooleem gouvernement bi parce que vraiment lii rëy na ci ñun daal waaw ndax yëg nañ ni bàyyi ngeen ñu xel bu baax a baax a baax waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa kër gi ñu ngi leen di dollee dénk ngeen muñ waaw yàlla moom bu ñëwee ñëw na rek waaw ñaanal xale bi yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na yàlla def suuf mu woyof ci kawam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp monsieur le préfet jërëjëf. ñi ngi nuyu ku nekk ak turam ak santam di ci jiital ñi nga xamee ne que ni tey ñoom ñoo ñu fi tax a daje muy waajuru xale bi bu ñuy wax waajur nag bàyyi wu ñu kenn di leen jaal aussi
kii nga xam ne mooy aji dem bi mais tamit di ko wëlbatiku di ko jaal suñu bopp ndax ba ñu ko yëgee par le biais ci association bi fi nekk ak le biais ci ki nga xamee ne que ni moom ŋànk na lépp luy protection fii ci Sénégal muy Alioune Sarr ak Sega boobu ba léegi ñu ngi ci échanger di ci wax di xool nan la ñuy mën a def aussi pour appuyer ak dalal waaye comme xew-xew bu amee dañ ciy lëkkaloo ak ñi nga xamee ne ñoom ñooy responsable yi ci kaw looloo taxoon boobu ba léegi ñuy xaarandi ba tey jii lii am ndax lu mel nii buy faral di am ci communauté muy xale muy mag dañuy def li nga xam ne moom mooy accompagnement ci wàllu accompagnement wu kër gi mais wàllu aussi accompagnement psychologique parce que ay waajur yi mën na leen a affect dañuy wax famille bi rek ne ñun ñu ngi fi taxaw comme ni ñu daan taxawee pour accompagner leneen li nga xamee ne que ni nag aussi am na mooy damay faral di ko wax ni ñun fédération Kajoor Jànkeen parce que man maa ngi tudd Alioune Dieng nekk manager fédération Kajoor Jànkeen waaye fédération Kajoor Jànkeen tamit nit ñi war nañ ko xam ci moom moo res point focal société civile bi nga xamee ne que moom moo ëmb comité départemental de la protection des enfants lépp luy ak yelleefu doomu aadama loolu lañ fi ne di ko liggéey ak préfet di ko liggéey ak sous préfet yi mais tamit di ko liggéeyal ñi nga xamee ne ñoom ñooy chef de quartier yi ba ñi nga xamee ne que mooy famille yi nga xam ne ñi ngi leen di gérer bu ma mettit loo li xew viré ko fi nga xamee ne que moom la suñu kilifa yi wax ni dogale suñu borom ndax bu ñuy mettitlu acte ba na mu demee la mais bis bu ne ñu gis ko fu koo xamee ne que ni dem na waaye ni mu demee moo tax ñu koy wax te loolu daf ñuy glisser ci li nga xamee ne que ni mooy comité yi nga xamee ne que ni ñoom la ñu installé nit ñi war nañu fagaru ñun war nañu mën a aussi wut ay stratégie yi nga xamee ne que ni moom mooy fexe ba képp kuy def lu bon wala képp koo xam ne malfaiteur nga ñun koñ bi ñu organiser wo de telle sorte que lu mel noonu dina fa jóge wala bu fa jógewul dina fa wàññeeku loolu mooy suñu lutte tey mooy suñu lutte suba moom la ñu nekkoon démb kon ñu xam ni duma reprendre li ñu wax ci wàllu aji dem gi mais damay wax ci comité yi ñuy taxaw comité yi boobaak léegi parce que li jara fàttali aussi mooy Kajoor Jànkeen moom moo yor lépp li nga xam ne mooy bourse et sécurité familiale bu ko nguur gi dénk kon tey bu nguur gi ñëwee ñu ànd ak moom kon ñun tamit suñu place mi ngi fii ñun dañu nekk di dooleel politique gu état nekkuñu kuréel goo xam ne que kuréel gu beeru fee la di def li déedéet ñun dooleel kuréel état te xam nañ ne lépp lu ñuy def c'est sous la supervision aussi du préfet ñu ngi koy jox ay rapport leneen li nga xamee ne que ne moom laa doon wax ci comité yi fas yéene nañ ko installé fépp fi nga xamee ne que ni mooy village ak quartier ci Sénégal boobaak léegi ñu ngi fi mais comité ba lii lu mel nii rek moo tax rawatina nag ñu jëmale ko ci ay xale ndax xam nañ ni ñi ngi maltraité xale yi xam nañ ni ñi ngi amoon na ci fléau bu fi amoon ci jamono yu mujj ci rey xale yi ak lépp ñun ñuy taxaw pour mettre ay brigades de veille des brigades de lutte contre li nga xamee ne que ni moom mooy la maltraitance des enfants donc comme brigade yooyu d'alerte et de veille yooyu ñuy teg comité de quartier bii nga xam ne que ak comité communal bi joué na ci moyens yi ñu amoon aussi accompagné nañ ci état teg ko defal kuréel yi pour ñu lutter lu mel nii loolu kese mooy suñu taxawaay Kajoor Jànkeen alhamdulilah ba ñuy jàll xam nañ ni ñu ngi ci yëngatu te askan bi rek kese moo ñu ñor ci loolu ñuy massawu coono suñu bopp ak ñi nga xamee ne que ni ñoom ñoo jur xale bi di wax aussi ni lii dafa war a jóge fii am lu mu impulsé maanaam am lu mu ñu yeewe ci képp ku gis sa doom dem na benn moment gisoo ko nga dem seeti képp ku yebal sa doom école bu yéexee nga dem jëli ko képp koo xamee ne que ni aussi nekk nga ak nit nga toog ba ci yàgg bul négliger nga dem seeti ko ñun ñëpp ñi ngi condamné acte bi ba pare nag di référé wu ci suñu borom loolu mooy li nga xamee ne que ni bëggoon nañ fi ñëw boobaak léegi ni ñeen woon nañ fi sax waaye ñëw bii mooy ñëw bi officiel ñu ngi leen di massa di leen coono di leen wax suñu buntu aussi ibbeeku na pour bépp accompagnement ñi ngi sant aussi le préfet benn réunion bu ñuy def wala lu ñuy yëngatu tey yëkkati wuñ ñun ñu toog ak ñoom waxtaan ci décider ci lépp rek pour askan bi jëm ci kanam ñi ngi sant aussi ki nga xamee ne que ni mooy suñu naataangoo muy
Alioune Sarr mi nga xam ne que ni bu yàggul ba léegi mi ngi accompagner ci lépp li nga xam ne mooy protection de l'enfant. di terminer rek par wax ni comité yi aussi installé wuñ ko pour installer képp ku yaakaar dañ ko installer pour installer dañuy nax boppam parce que képp ku bokk ci comité bi les représentants yëg lu xew loo xam ne que ne luy waajal lor la wala leneen war na alerter soxlawuñu turam soxlawuñu leneen alerter bi mooy ki nga dendal ci comité bi ki nga dendal ci quartier bi ba mu egg ci chef de quartier relayé chef de quartier moom bu yëgee rek préfet yow yëg nga loolu mooy li nga xam ne ñu teel a li góor gi waxoon la rek mooy booy dem jàkka ja gis ay malfaiteurs nga ne naa julli ji da ñëw ba nga ñëwee xëy fajar ñu ne toj nañu kër gi pourtant moment booba ma ngay dem boo alerté woon kon malfaiteurs yi du ñu yegg loolu daal la ñuy ñaax nit ñi ñu jàppale ñu ci ñun en tant que fédération Kajoor Jànkeen bi nga xam ne askan bi moo ko fi bàyyi ñu àndandoo jéem a xool yu mel nii ñu jéem ko di ko teel a fagaru ba du yegg si asalaamaaleykum wa rahmatullah. di nuyu délégation bu fi teew yëpp xam naa bu ndee lim mën nañoo juum xam nañ ni wax dëgg fa yàlla taxawaay rafet na ñu ngi gërëm membre R100 bi yëpp tamit di gërëm monsieur Sarr aussi ci taxawaay yi mu ci taxaw ñu ngi gërëm maître Diagne waaw di gërëm aussi monsieur le chef de quartier ndax wax dëgg fa yàlla keroog man amu woon jotu sax toog ak moom ndax maa ngi woon ci yeneen détail waaye gis naa ko taxawaayam ak lépp lu mu jëf ci kër gi waaw ñu ngi gërëm ñëpp daal di leen sant waaw di wax nag lii yàlla na fi gëj waaw yàlla na fi gëj ndax bëggeewunu nii te xam na ni yàlla tudd dogal lii xew waaye xam na ni xale bu jigéen bii dem day ah peut-être que xel la ko waaj yëpp ba nax ko def ko lu mu koy def waaye bu doon ku toll ak moom doole xam naa ne du ko def lu mu koy def man xam naa loolu bu baax ndax man mi magam laa waaye bàyyi la may wax wala sëñ Mor mosul jaar sama tur kese kon cër bu ñu jox la ndax xam na ni suñuy waajur bu góor nekkatu fi waaye teewul def nañu place bi nga xamante ni fa la suñu waajur bu góor nekk ba tax na fu ñuy dem dañuy tàggoo fu ñuy ñëw it dañuy tàggu moo tax keroog bi mu demee benn fan la fi fanaanut ñun ñëpp ñu jóg wëri ndax lu musul am bu amee rek xam nañ ni lii amul ndax ku fi xëyee tey tàggoo ni daama ko may woo dama yóbbu pour ma liggéeyi dem ndogoowu fi fanaanu fi ba ñu xëyee fajar lañ jóg ba ñu xëyee fajar lañ dégg rajo ñu ne am na ku ñu faat fi R100 loolu lañ ci am bu ñu ci amee ki nga xamante ne mooy suñu kilifa gu gën a mag moom laa wax demal nga wut ci ay renseignement ñun ñu ci des ñu wër ci koñ bi bu ñu ko commencé diggante 7 heures 8 heures yàlla def li naan li leeral rek li dem hôpital gis muy dogal li kon daal ñi ngi koy mettulu di ñaanit ki def lii yàlla na ko yàlla teg loxo waaw ba lépp lu war ci moom ñu def ko ñu ngi leen di gërëm di leen bokk ak yéen tiis wi di leen ko jaalit waaw kàddu yi mën xam naa daal wax ji mën ñu ko bu baax moo tax waaye ñu ngi leen di gërëm daal ñu ngi leen sant te ñëpp ñu fi teew